salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan tey ñu ngi fii ci bay dëkk yi collectif bi nga xamante ni mooy xeex àq ak yelleefu ñu jaarale yoon ci suuf fii ci Bambey ñoom ñoo ñëw recevoir tey waa urgence panafricaniste donc ñu ngi nii ànd ak ñoom comme ni ko Bambey TV di defee saa su ne lépp lu xew Bambey rek amul ci xàjj ak seet ñu ñëw assister informer ni nga xamante ni moom la ñu ñañu woo bëggee donc comme ni ngeen ko nii partager leen vidéo yi partager leen vidéo yi bala ñuy commencer ok donc soxna si waaw ñee ñoo la jox kàddu aca salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm man nag maa ngi tudd Mayram Baro dëkk fi Bambey juddoo fi yaroo fi màggee fi dama fee amoon nag ci kër yi man nag dama génnoon voyage yi woon bàyyi woon fi sama doom léegi nag bi ñuy joxee recharge yi guddi lañ ko doon doxee dama fee amoon nag ci kër yi man nag dama génnoon voyage yi woon waaw guddi lañ ko doon doxee sama doom ji ma fi bàyyi woon nag kër nijaayam lay lekkee ji biñ fi njëkkee ñëw dañoo fekk mu reeri sama doom ji ma fi bàyyi woon nag guddi lañ fi ñëwee dañoo fekk mu reeri deuxièmement dañoo ñëw fekk mu nelaw léegi nag boobu ba léegi mu ngi leen di topp fu ne lañ aw nañ fu ne it waaye mënumaa fexe daal ba jot sama numéro léegi loolu doyut ma nag dagg naa sama paas it ñëw ndax ma xool ak gisal sama bët ba ma ñëwee ba léegi dem naa ñetti yoon mairie waaye gisuguma leen ñoom ñi war a joxe kayit yi léegi nag maa ngi toog di xaar daal ku ma ci jàppale daal ma jël man daal numéro daal laa soxla pour ma jotaat sama kër ndax yàgg naa fi te jigéen laa sësuma ci kenn it man maa amal sama bopp fii maa fexe ba amal ko sama bopp jigéen laa sësuma ci kenn ku ma jàppale daal ma sant la gërëm la loolu daal mooy wax ji man waaw wasalaam. waaw léegi ñii ne dañ leen di yëkkati def fi keneen léegi yow loo ci gis yow. loolu man li ma doon kii man mosuma fekkee moom lotissement lu dul benn yoon at mi ñuy jox fële suñu kër gële ma nekk sama papa ak sama yaay at moomu laa mës a fekkee lotissement te ñun fañ dëkkoon mbedd lañ ko daggoon waaye dañ ñoo puusoon rek newuñu woon ñu jóg déplacé wu lu mot 15 mètres sax ke déplacé wuñ ko dañ ñoo puusoon rek jox ñu kër génnee foofu mbedd waaye pour jógal sa morom toog moom mosuma koo dégg mosuma koo gisit lu dul ci bii waaw yàgg naa fi moom. léegi lan ngay xaar ci autorité yi nga xamante ni ñoom ñoo def loolu. ah xanaa rek ñu joxe ñu defal ñu liñ bëgg kenn ku ne daal ñu jox la fa nga dëkk même buñ lay puus it ñu puus la rek bañ laa yëkkati moom ndax loolu moom mooy yoon waaye yëkkati la moom loolu du yoon waaw. noo gisee ñi nga xamante ni ñoom ñooy ah xanaa ay jàmbaar rek lañ man moo wax dëgg yàlla lu ma ci wax it du ma ci kii ndax man maa ngi leen di soog a gis tax tey waaye ni ma leen di déggee it xam naa ne daal ay jàmbaar ngeen moom waaw. ma def benn présentation asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki Bambey man la Souleymane Jules Ndiaye chargé de communication du collectif pour la protection des terres de Bambey waaw boo leen gisee suñu naataangoo yi ñëw tey muy Khadim Mbacke Sall ak ay naataangoom urgence panafricaniste di kuréel goo xam ne dañ ciy liggéey ak suñu sœur bi nga xam ne c'est une battante di Maymouna Sarr bokk ci collectif bi ñoom dañoo ñëwoon am taxawaay bu am solo
ngir jàppale néew ji doole ji nga xam ne dañ leen di xoxotal dañuy leen di salfaañe nga xam ne dañoo bëgg a jël seeni moomeel seeni dëkkuwaay caxatee ko léegi nag moo waral ñoom ñu xëy jóge ba Ndakaaru egsi fii pour nous prêter main forte donc ñu jox ko kàddu gi balaa ñu dem ci beneen kër am beneen témoignage bu ñu fa mën a recueillir. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp man maa ngi tudd Khady Mbacké Sall vice coordonnateur de urgence panafricaniste Sénégal tey nag te ñi ñëwoon fii ci Bambey parce que dañuy dégg ni dafa am benn injustice bu mag bu fi am injustice moom du lenn lu dul wàllum suuf moom xam ngeen ni fan yi lu bëri coow la gis nañ lu fi xew bërki démb Gàddaay gis nañ li fi xew démb Dengeleer gis nañ tamit fan yi rek bu yàggul gis nañ li fi xew Tobène tey jii nag Bambey suñu mbokku Bambey waaye ñoo am problème mu suuf seen suuf bu ñu bëgg a jëlee ko seen loxo jox ko ay boroomu alal parce que xel mënul nangu ni nga gis ay nit yoo xam ni ñi ngi dëkk fii depuis 15 ans depuis 20 ans nga bëgg a xëy benn bis alors que dépensé nañ ci seen xaalis ba tabax seen kër di takkale di dajale ba mujj tabax yow nga bëgg a xëy benn bis nga ne te la nga fiy jëlee yóbbu leen fu sori ñeen ñi sax kenn proposé wu leen sax yóbbu leen feneen te ñi ne te leen fiy jëlee ñu xam fu ñu dëkk ji te suñu fi jógee fan la ñuy dem bu dul dem ak location bu métti bi ak dëkk bu métti bi kon loolu xel daf ko mënta nangu te ñu si bëri tey seen suuf bii ñu jël dañ ko nar a jaayaat mais kan lañ koy jaayaat en réalité borom alal yi ñoo ko nar a récupérer parce que am nañ alal borom daraja yi lañ ko nar a jox ñu ko nar a jox parce que lan leen ay autorités religieuses leen ay autorités politiques ñun nag mënuñu accepter tey en 2020 que Sénégal muy am injustice à ce point muy am deux types de Sénégalais muy am Sénégalais boo xam ni parce que amoo mbokk ci système bi parce que amoo alal parce que amoo daraja ñuy jël li nga moom bu ko jox benn minorité boo xam ni ñoom ñoo am daraja ñoom ñoo am alal injustice boobu ñun duñ ko nangu moo tax tey ñu apporter suñu soutien ak suñu solidarité à toute la population de Bambey nee leen xeex bi moom naruñu leen ci bàyyi ginnaaw parce que ñii ñu ameel affaire en réalité ay bandits lañ ils font du banditisme te bandit moom dafa am nooy doxee rek ñoom lenn rek leen xam benn langage leen xam xamuñu diplomatie xamuñu négociation xamuñu arrangement parce que depuis le début du problème gis nañ population bi dafa jug bëgg a dem auprès de la mairie bëgg a comprendre nañ leen partager suuf si dem nañ fi bëgg a comprendre mais kenn joxe leen dem nañ fi bërki dem pour laajte PV de délibération bi kenn joxu leen ko dem nañ fi tamit liste bu ñu affiché liste d'attribution des terres bu ñu affiché 48 heures lañ ko affiché je pense que ñaar yooyu rek dafay firndeel ni séddale bi ci ay maguy ay sàcc daal lañ ko teg te teguñu ko ci dara lu leer kon je pense que ay bandits yu mel nii bu fekkee ni la ngay jëflanteeg ñoom rapport de force leen xam moo tax dañuy woo population de Bambey bi yëpp woo population du Sénégal yëpp parce que tey jii kenn mënul wax sa yoon nekku ci gis nañ lu fi xew ñu nga leer après Gàddaay après Tobène ak yeneen yoo xam ne kenn mënu ko citer kon su Sénégal yi tey toogee di xoole lii di raam si ñoom lay yegg si ndax tey jii personne n'est à l'abri ñun nag waa urgence panafricaniste dañuy jàpp ni képp ku laal benn doomu africain laal nga ñu rawatina nag doomu Sénégal ak doomu Bambey moo tax xeex bi dañ leen si nar a gunge ba mu mat sëkk ñuy lancer nag benn dernier appel quand même aux autorités ak mairie bi ak ñoom ñëpp yu yoroon wàllum séddale bi pour que séddale bii ñu def ñu annuler ko complètement parce que amul benn sens teguñu ko fenn su dul si ay sàcc ak lu kenn xamul ñu annuler ko delloo ñi fi dëkk seen suuf ak ñee ñu attribuer ay suuf ba nga xam ni dëkkuñu Bambey parce que population de Bambey bi il n'y a que 33% des habitants ñoo bénéficié wu ci seen propre suuf loolu comment c'est possible 33% seulement des habitants de Bambey ñoo jot ci seen suuf yeneen 67% yi xamuñu fa leen dëkk ñu si bëri dëkkuñu Dakar ñu si bëri sax soxlawuñu sax sooy xool suuf boobu noonu en réalité ndax ñi ko soxla dëgg fii nii leen dëkk moo tax ñu leen di lancer vraiment benn dernier appel pour qu'ils reviennent à la raison di tamit lancer benn appel à l'État du Sénégal parce que c'est sous leur responsabilité ñu intervenir ci problème bi régler ko le plus rapidement possible parce que ñun suñu duggee ci problème bi on n'est pas là vraiment pour négocier ou pour quoi que ce soit loolu xam nañ ñu suñ si duggee dafay tàng jër parce que ñoom langage boobu noonu leen xam kon avant affaire yi nag di tàng wala muy dégénérer wu ñu leen di lancer benn dernier appel pour que ñu régler problème bi le plus rapidement possible
wasalaam. mbir mi nekk ci loxoy yoon. ginnaaw ba ñu porté plainte. je pense que avocat bi ñëwoon na fi. oui constaté ñu déposé plainte. au niveau de la cour suprême je pense. oui est-ce que yéen am ngeen beneen xalaat ci beneen combat boo xamante ni bu dul voie judiciaire. bien sûr ñun suñu combat ku xam urgence panafricaniste xam ni ci fànn yëpp la yoon bi moom dañ koy bàyyi ci suñu loxo avocat muy maître Khoureyssi Ba moom xam na ni muy jëflante ak ñoom mais je pense que tey jii y a quand même un minimum à respecter loo xam ni c'est notre droit le plus absolu tey population bi su jógee ba dem mairie laaj ci procès verbal de délibération bi amuñu droit refuser ko parce que c'est notre droit loolu amul leneen c'est indéniable. Liste bu ñu affiché tamit 48 heures lañ ko affiché alors que ça devait être affiché au moins pendant 2 mois pour donner des possibilités de recours mais c'est parce que xam nañ ni def moo tax def ñu loolu ñun nag ginnaaw wàllum yoon bi ñun on compte descendre sur le terrain ñun suñu problème yëpp ci terrain bi lañ koy fajee te maa ngi woo tamit waa Bambey ñu wàcc sur le terrain parce que foofu rek lañ mën a régler problème bi tey jii waa Ndingler baykat yi suñu jugul woon jàmbaarloo ak ñi leen bëggoon a noot kon amaana tey ren duñu sax bay. loolu leer la gis nañ tamit waa Gadaye te ñu jug xeex waa Tobène tamit gis nañ xeex ba ñu arrêté ñu si bëri kon tey ji population bi dafa war a jug ñoom ñu ñuy jéem a noot lu mu leen jaral rek pour jël alalu mbooloo bi ñun war nañu jaral lu ko raw pour ñu récupérer li ñu moom voilà. donc lu mu leen jaral dinañu ko jaral. moom la waa collectif bi ànd ak urgence panafricaniste ñoom moom la ñu wax nee nañ ginnaaw seen recours bi nga xamante ni def nañ ko cour suprême pare nañ pour xeex li nga xamante ni mooy mbir mi sur le terrain descendre sur le terrain xeex ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo def loolu donc xam naa ne dañuy ànd ak ñoom topp leen ci li nga xamante ni tey mooy seen visite bi nga xamante ni moom lañ fi def si. ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan actuellement nii ñu ngi bay dëkk fii ci Bambey ginnaaw raay donc urgence af panafricaniste ñëwoon seet si ñi nga xamante ni moom mooy collectif pour la défense des terres de Bambey donc gis ngeen ko bay dëkk yaa ngi nii gis ngeen.
salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaleykum salaam. ça va. Ndiaye Ndiaye. waaw maa ngi doon ko bañ sax dama ne wax na ma ko kii lay jël temps yi man dañ fi nekk daa ñu am ci Pape Camara daal ci dama boy ma ko da andi ci sa ci jóge ci sama jabar ma gañ ci nga wax na ko après ñu ñëw ci ni ak ma jëm ni rakam la ak ma jëm ma de waaw rakam Moussa moom doom ci jigéen jëm amul moo gañ ñoom benn problème ban bi kay ban de taw ban yi de taw kii lañ man damay taxaw dañuy wax kii laa woon mu andi leen kii seen xaar yi jege ci leen fii jege ci leen aw na jege ci leen seen taxawaay ci dëkk bi mooy que ne comme yàlla dogal na laale wu ñoom daraay politique kenn tënku leen te kenn nekkul tamit seen ginnaaw mën leen naan def leen wala dindi leen ay nit ñu libre lañ ndax man mi di wax ak yow ci laa bokk moo waral que tey jii ñoom bu ñu gisee situation am Sénégal te mu nekk loo xam ne ñu ñuy néewal doole la wala lu nekkul dëgg wala loo xamante ne nii ki ko def na ko pare mais da ko def ci kaw dafa am doole moo tax mu def ko dañuy taxaw ne déedéet loolu mënul continuer parce que ñun li war a nekk tey suñu objectif wala li war a nekk tey suñu devoir en tant que ndaw mooy taxaw ci coono askan bi te di ko def nag te yàlla tax te di ko def ci dëgg te di ko def tamit ci lu neex yàlla loolu moo waral que nag ñoom ndaxte ñu ngi nii kenn fayu leen kenn néewu leen ngir yàlla kaay defal kenn ñaanu leen mais nag ñoom jël nañ seen conscience boo xam ne lii nii gën gaa gàtt
seen kàddu buñ ko yëkkatee doomu sax teg ko ci wax mën nañoo apporter dara waxatuma laa leneen léegi nag loolu moo waral tey ndax li ngay gis ni mooy suñu coordonnateur man mii di wax ak yow urgence panafricaine section Diourbel man maa ko dirigé depuis ma nekk fii ma nekk ko ni may amee bac dem renouvelé gu ma ba léegi sax amaguma ku ma ko jox jusqu'à présent léegi nag ñii doon nañ nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla yàgg naa liggéey ak ñoom parce que man maa ngi fa depuis 2016 mais pour une première fois ñu ngi nii tey Bambey pour lan le problème foncier te dañ ko dégg ñoom tamit ne comme nañ defoon Ndingler def ko Tobène def ko Gàddaal dañ koy ñëwaat def ko comme Bambey parce que Sénégal la ñuy liggéey Afrique la ñuy liggéeyal waaw loolu daal loolu moo fi seen i tànk tey léegi nag instant bi li ñu nekk di def mooy dañuy xool visiter site yi parce que am na loo xam ne boo toogee di ko wax ni téléphone wala même nga jàkkaarloo mu di ko wax tant que wàccut ba foofu si ci suuf ñëw comme li daloon avocat bi du comprendre ndax li may wax rek nee naa leen ce qui se passe à Bambey est irrationnel et inexplicable man bu ko mën a expliquer noonu nan yaa ma mën mais tant que ñëw teg si sa bët moom doo am du la leer léegi nag wee di gis bokku ci moo leen fi tax a teew tey waaw ah am ngeen jaarama may mun a amati ngeen sax laay wax ndaxte réalité seen tànk fii gis nañu ko depuis ba ñu tàmbalee ak léegi te kat ñun waa BDEC fii nga gis ni dafa am loo nga xamante ne c'est des gan ne salaamaaleykum fii rek soxla ñu bëgg a waxtaan ak ñun dafa am d'abord lu ñuy jekk di déglu yow soo ñëwee te nga ñëwee ay tànk politique ñun dañuy maintenir suñu bopp ci kokki bi ñu nekkoon ndaxte politique dafa am fu mu jar am fu mu war ba tax na bi ngeen ñëwee te ngeen ñëw woon nañu ni nous sommes vraiment apolitique li ñu yitteel mooy ay ndaw lañu te Bambey gii ñun ñoo ko moom kenn mënu koo defar ku dul ñun en tant que jeune kon su ko defee suñu déggee ne yéen da ngeen a nekk ci ay problème ñu ñëw xool ba gis te weddi moom gis bokku ci kon ñun war nañu jóg taxaw seen ginnaaw laaj leen seen naqar ak seen bëgg-bëgg su ko defee ñun fa ñu fa war a mën a jaar su boobaa dinañ fa jaar incha allah loolu moo taxoon ñu gëm leen te la ngeen waxoon ba tey yéen a ngi ci tànk yooyu man nag li ma leen mën a confirmer rek mooy leen ñun fi ñu nekk nii amuñu défaillance amu fi li ñu bëgg la ñu bëgg néew doole tax ñu ñëw samp fii man su ma mënoon a am immeuble du ma ñëw fii doo leen ma xam sax ah su ma sañoon tey damay xel di naaw ak hélico di tong sama kaw terrasse di wàcc dem sama bureau yooyu pourquoi pas comme ñeneen ñi ni ñu koy amee mais yàlla dogalul loolu li yàlla dogal nag man nangu naa ko bu baax looloo tax man ak sama mbokk yi sama xarit yi yëpp ñu def BDEC ñëw toog fii booba dara nekku fi jaan yeeg fel yeeg mat yi duñu fi fekk ñu nekk fi ba ñu ne lotissement après léegi nag gisatuñu leneen lu dul nañ leen fi jëlee comme fii am na valeur léegi mën nañ ko jaay ci prix ba nga xamante ne dina baax ci ñun kon léegi nañ fi jóge ci nañ tàmbalee di bañ ba yegg si ba fii nag li ñu wax mooy ñun de bëggu ñoo jóge fii lotissé nit ki mu nekk ci 4 bornes man li ma doon gis fii su fekkoonte ne yow da ngaa nekk ci 4 bornes wala benn borne moo dugg sa kër yeneen yaa ngi fii dañ lay puus rek nga dellu foofu ci jàmm ak salaam kii ñu mos di jële seeni tool yi fii ku ñu mosoon a jël sa tool jox nañ la parcelle mais yow famille ba nga xamante ne ëpp na 10 personnes di béy lu mot ay 54 hectares nga ñëw ne ko fa fet jël ko te kooku benn parcelle sax mënu ko am à titre d'usage d'habitation mais kooku fan la jëm mënatu la béy mënatu la am kër xanaa kooku mooy naa la rey indirectement loolu de moo tax ñu ne ñi fi nekk samp ñu jox leen kër te ni ñekk ci 4 bornes nañ leen bàyyi fa ñu nekk te ñu puus leen ku nekk ci mbed nag kooku kenn waxul ku nekk ci mbed dañ lay jële ca mbed ma yóbbu la fa nga xamante ne foofu lañ la jox ñun duñ ca wax dara ki ñu jël toolam nañ ko jox ay parcelle waxuma parcelle de am na ci ñi nga xamante ne yëlowuñu benn parcelle parce que 4 hectares wala 3 hectares ñu jëlal la ko ba pare jox la benn parcelle non loolu ñun d'accord uñ ci dañu bëgg ñu jox leen seeni gëdd
ñi nga xamante ne samp nañu nekk fi boobu ba tey te kenn jox leen lettre d'attribution ñu jox leen ay lettre d'attribution ñu am kër comme ñëpp lii daal mooy suñu doléance loolu la ñu yàggoon di ñaxatu di ko jooy di ko dox ba ñoom collectif bi ñëw fekk ñu vraiment ñu leen di gërëm di leen sant xëy na nag ba àdduna sosoo ak léegi amul lenn loo nga xamante ni dañ koy doxal te loolu à 100% mu dox c'est pas possible parce que nul n'est parfait fi mu ne nii ànd bi ñun ni ñu ànd fii sax yéen Maymuna xam ngeen si dara am na ñoo nga xamante ne demuñu dikkuñu waxuñu oui waxuñu non mais am na ñi nga xamante ne dañoo attaché wu bu baax a baax parce que dañoo xam li ñu bëgg te yàlla rek a tax kon. dafa am ci yéen ñenn ñoo xamante ni dañ leen a convoqué woon police. waaw amoon na problème bu nga xamante ne ci rencontre ak yooyu amoon nañ ñi nga accrochage yooyu ndaw yu amoon ba mu am ñu woon police. Mais du woon woo leen police parce que jëloo terrain wala jël nga terrain ay accrochage la ci doxalin bi camp bi ak camp bale réunion yeeg affaire yooyu accrochage bu ndaw boobu moo amoon. te depuis boobu ba léegi aussi amul benn jéego bu ci mairie bi def pour fexe nu mu saafara li nga xamante ni yéen mooy seen jàmbat. En tout cas looy wax aussi te yàlla tax da ngay wax rek parce que gën a bëgg. En voulant tout gagner on risque de tout perdre bëgg a gagner ba mu ëpp ba mu tax nga wax lu du dëgg ñoom xëy na après bi coow li jollee ba jolli am na un petit changement ba nga xamante ne ñu seetlu nañu ko parce que kanamu kii la ñi nga xamante ne soo demoon seen bureau ñu dàq leen parce que kenn du la recevoir kooku soo demee ba mu taal otoom ñëw ne la dama bëgg nga wax ma ñan ak ñan ñoo amul fii nga jox ma seeni tur ndax ma jox leen kon y a un petit changement. Pourquoi ce changement point d'interrogation kooku man xamaguma lan la peut-être damay naan ci sama conscience bopp peut-être damay naan yëngal bi la waaw. donc jàpp nga ne daal xeex bi am na njariñ parce que léegi ñu ngi leen di recevoir ñu ngi leen di déglu. impact bu baax la am koo ci noyu tey en réalité def lay def mbokk def la xarit même soo leen waxul dara it xam nga mag mu doful xam na ku ko bëgg ak ku ko bañ même su waxul sax. suñu waxtaanee man ak yow rek dinaa xam ndax saf naa la wala safuma loolu am na nit ki fi mu la tegoon aussi barke dëmb bi ngay tàggatoo ak moom 2 jours 3 jours après soo tasee ak moom su fekkee changement am na ci kanamam rek di nga ko xam waaw jëf ji nee na ñu daal andi leen képp ku amul woon seen liste yi andi leen ko man mii ñëw nañu ba ci man di ma confirmer parce que depuis koor ga laa fa yóbbu liste ma ne mënuma am te samay mbokk yi sama xarit yi nga xam ne ñun ñoo bokkoon nekk fii. amuñu ñaata lañu ma ni temps tegal leen fa liste bi ñëw nañu ba fii ne liste boobu ñaan ak ñaan nga waxoonati ma ne leen diw ak diw ak diw mu ne bu kon baax na loolu lañ doon bugg a confirmer ok. soxna si nga xam ne dañoo kii woon toolam borom tool bi waaw mën ngaa toog ni bismillah rahmaan rahim alhamdulilah rabbil alamin sant naa yàlla bu baax sant leen ndax ñun de dañoo meloon ne dañoo yoroon ay yar bu ñu caw yar yi ñu yoroon nag yéen a ci mën a dimbale dimbal bi mooy lii ngeen dox rek sant xale yëpp ndax su ma wëñee rek damay juum sant laa leen yéen ñëpp ndax li tax dama yaakaar ne ñun képp ki nga xamante ne yor na toolam di ko béy lu mot ñeent fukki at ak lu teg ñu ñëw tey ne dañ koy jël bàyyi la ak sa njaboot nga yor sa doom yi yow sa doom yi ci ngay béy di ci jëriñu chaque jour boo béyee yor sam sàq di ci dund yoroo koo xamante ne liggéey na weer yow ci say tool rek ñàkk jëriñu rek ngay dunde di béy say tool ah léegi nag ñu ñam bëgg a dag tool yooyu ñoom ci seen jëmu bopp dag ko def da leen neex ñu man nag maa ngi ñaan ndimbal te di leen yokk a ñaan ndimbal ndax tey jii li man am naa ñaari tool benn baa ngi ci côté université benn baa ngi fii ci côté gii benn buñ ma ci masa woo sax su ma demee sax mairie nangu ñoo wax ak man dem naa ci daw naa ci ba dem ci préfet
defee sama déclaration bokkuma kook famille ndax li tax bokkuma kook famille man sama borom kër moo ma ko waccal ma di ko béy mu yàgg a dem wàcc ma ak tool yi ma di ko béy bañ ma laajee defal sa demande damaa def sama demande yóbbu léegi buñ ma séenatee may ñëw sax dañ ma naan yow est-ce que yow defoon nga sa demande est-ce que yow xam naa la ma ne ko ah su ngeen ma xamul de man xam naa leen ndax man maa dox ba ci yéen di leen ñaan dimbal ci sama tool xanaa lu mu witi ñoom ci seen jëmu bopp bu ñu war ma cee mën a may bokk bu dee ñaari parcelle wala benn parcelle wala ñu taxaw carrément ne ma yow kat duñ la jox demal toog ma toog noppal sama yaram fi mu ne nii ngay gis nii damaa ñaan tool di béy ndax man béykat laa ku ma xamit ci Bambey xam nga ne man béykat laa sama borom kër béykat la woon ba xëy yàlla yóbbu ko Daaru Salaam kon man béykat laa te damaa ñaan yàlla di béy ba xam la nga xamante ne yàlla sunu borom wërsëgal na ko sama njaboot nga mën a tee ñàkk a béy waaye saa yu ma xëyee yàlla seen cëpp taw rek maa ngi ci àll bi ci laay dund kon ñoom ci seen jëmu bopp nañu yokk yërmande te xam ne gis nga fi mu ne nii ñun ñëpp ci béy dëkk bi la ñu jekk te béy dëkk bi bañ ci demee it dañoo dagal te coow amut waaye coow ak béy dëkk gi ren man mosuma koo gis te yàgg naa Bambey def naa ay ñeent fukki at ak nangam ma toog ko fii di ko sey kon ñoom ci seen jëmu bopp nañ ñu dimbal te yàlla tax yéen ñi nga xam ne taxaw ngeen ci nag ñu ngi leen di sant ndax bu doon ñoom ak ñoom rek ñoom ci seen jëmu bopp kon duñu am dara yor sa ñaari tool yoo xamante ne tool bu ci ne soo ko béyee ay saq boo boj loo machine bi mën na yendoo boj ba ngoon jot nga yor sa dugub ji di ci tëdd di ci lekk say njaboot di ci lekk say teraanga di ci nekk ah léegi nag ñu ñëw na ko dëngat bañ laa jox dara man de ci sama jëmu bopp man de buñ ma joxu di seddut sama xol nañ ma jox dara ci samay tool suñ ko mënee buñ ko mënul nag ma xam ne mënuñu ko mbaa ñu taxaw ne ma duñ la jox ma toog noppal sama yaram man lii rek mooy sama problème jërëjëf. Aada Diouf. donc comme ni ngeen ko déggee noonu mbiru tool yi aussi nekk na loo xamante ni waa bay dëkk ñu ngi koy wax. donc ñu ngi demandé internet yi rek ñu taaxir le temps que ñu dem Kër Saak ñu ngi nii yoon bi xam naa ne incha allahu rabi mën a kii rek après léegi dinañ leen woo. li loolu ça prouve que ni li ñuy wax dëgg la parce que ñoom gën nañ ko ba jàll ko. Je suis à l'écoute. waaw comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fii kër Sakho Badiane ci cimetière yi nga xam ne dañ fi ñëwoon au nom du collectif jamono yee weesu ñu ñëwoon constaté que ni amoon na ay bornes yoo xam ne dafa ne ci cimetière yi ñu naqarlu woon ko nag mettitlu ko waaye gis nañ ni préfet bi dindi na ko en compagnie du chef urbanisme de Bambey chef urbanisme de Diourbel ak le chef de quartier de Kër Sakoura donc loolu benn point la boo xam ne am nañ ci satisfaction waaye tekkiwul ni am nañ satisfaction ci yeneen point yi nga xam ne ñu ngi koy xeex pour askan wi comme ni ngeen ko gisee lii borne la bu ñu dindi nañ dem ma wanaat leen. waaw lii aussi borne la bu ñu dindi léegi nañ dem ñu wan leen fi ñu jàll borne yi. lii aussi borne la waaw borne la nañ dem
comme ni ngeen ko gisee kii bi mi ngi jàll son bi waaw comme ni ngeen ko gisee borne yi ñu ngi nii ñu jàll loolu nag defuñu benn contestation ci wàllu armeel yi c'est juste pour vous prouver que loolu am nañ ci gain de cause et c'est une satisfaction de la population c'est une satisfaction de toute la population de Bambey encore une fois urgence panafricaniste ànd ak suñu naataango mii di Maymouna Sarr dañ fay ñëwoon ak Xaadim mii nga xam ne dafa ànd ak yeneen naataangoom yoo xam ne ñoo seet kuréel googu ñëwoon dooleel suñu taxawu si waa Bambey ñu énuméré woon lépp li nga xam ne jafe-jafe la wala ay ndëgg sërëx yoo xam ne maire bi ñooñu ko teg lii bokk ci muy cimetière u Kër Saakure yi ñu am ci nag satisfaction am ci gain de cause waaye bu leen fàtte ni tamit Kër Saakure dañoo yor seeni tool ndax nekkul rek ni dañoo dindi borne yi yokk cimetière yi que coow li jeex na dañoo yor seeni tool nekk ay njaboot yor seeni goro yor seeni doom kër yi dafa xat ñu nangu seeni tool gis nga nii ñu jàllee fii borne yi fii ci cimetière yi boo duggee ci tool yi dugub ji sax dafa jóg waaye boo duggoon ci tool yi ba jeex sàqi di nga gis foofu yeneen borne yoo xam ne dafa fees ci biir tool yi donc mënuñoo nangu say tool nangu sa kër bëgg laa bàyyi ci mbooy gi nga nekk borom njaboot ba pare jël kër yooyu jox ko ñoo xam ne amuñu 18 ans jël kër yooyu jox ko ñoo xam ne boo leen joxoon ñaar téeméer ni leen demal ma Bambey dañuy laajte fan la Bambey féete jël kër yooyu jox ko ñoo xam ne amuñu benn lien bu leen di rattaché ak Bambey loolu nag la ñuy xeex donc xeex bi jeexagul ñu ngi lancé un appel aux autorités compétentes leen wax ni on est plus que déterminé aujourd'hui et on a même des soutiens de taille ndax suñu naataango bi mën nga ko cee jox sama wax acca waaw donc loolu la woon rek en gros loolu la woon d'accord Ok. C'est bon. Salaamaaleykum askan wi salaamaaleykum presse bi yéen ñi fi ñëw ñu ngi leen di nuyu di leen masawu coono ak yëg-yëg gi ngeen am pour ñëw partager ak ñun li ñu metti yëpp li ñu metti nag bokkoon na ci barab bi ñu taxaw muy cimetière yi gisoon ngeen ne dañ ko borne mais alhamdulilah avec l'intervention du préfet ak les autorités ba jotoon nañ simpi li fi nekk muy ay borne mais xeex bi dafa des ba léegi ndax lu tax mu des mooy dañoo jël tool yi jox ko ñu leen neex ba ñun borom tool yi yëguñu suñu bopp ñu bëggoon kenn ku ci nekk ci xeex boobu tool ba nga am say maam doon ko béy ba ci yow ñu daggal la foofu nga féete fa moo gën ñu jël borom tool yi sempi leen yóbbu leen fu kenn xamul jël ñi nga xamante ne ni dëkkuñu ci dëkk bi jox leen fi gën a baax muy fii ñi nga xam ne ñun ñoo ko béy ba tax tey ku ko gis bëgg ko boo génnee fii à 100 mètres boo xoolee ci liste yi ay autorité rek lañ ko jox ñun ñi nga xam ne nag ñun ñoo yeeyoo tool yi
ñu jox ñu ca xuriya te loolu yaakaar naa ne xel mënu ko nangu leneen li ci topp muy suñu mbokk bay dëkk yi anamu jarul laajte boo ngeen sànnee seen bët lii ay kër la am na ñu nga xam ne am nañ fi fanweeri at presque dëkk fi di xaar yàlla tey jii lotissement ñëw ñooñu ñu nar leen a jël simpi leen yóbbu leen ci àll ba loolu xel mënu ko nangu ñun doomu Kër Saakura dinañ ko xeex ba fu mu yem fi ñu nekk dañ leen faa war a bàyyi bu dee dañuy randu ñu randu loolu mooy lu jaadu loolu mooy loo xamante ne nii képp ku ko dégg xam nga ne lii ñuy revendiquer c'est noble leneen li ma ci bëgg a dolli mooy ni ñu def très attention combat bi ñu combat c'est pas un combat politique c'est un combat citoyen ñun suñu askan la ñuy xeexal muy fii muy bay dëkk gi ginnaaw raay muy waa Kër Maas muy Bambey gépp xeex bi benn la donc nañu moytu def amalgame politique naan dañuy xeex pour politique xeex fii ku fi ñëw nga xam ne xeexuñu pour politique c'est un combat citoyen loolu la am lu ma doon wax maa ngi leen di remercier bu baax di sant ak gërëm Abdoulaye Dione laa tudd. yéen waa bay dëkk amul ay jéego yoo xamante ni def nañ ko ci pour parce que waa bay dëkk bu ginnaaw raay nee nañ ñu ngi recensé ñi nga xamante ne jotuñu leen jox di jéem a xool tànki jàmm est-ce que loolu am na yéen ci seen wet. loolu laaj bu ñu sawar a tontu la d'autant plus que suma frère yi ñu ngi nii damay bàyyi Mbaye Ndiaye mu tontu ci seen kaddu ba mu leer parce que ñu waxal seen bopp mooy gën a leer les bisimilah. asalaamaaleykum mbokku Sénégal yëpp bay dëkk yi ñun fii ci secteur bi dañ fay egsi wul sax lotissé wuñu amuñu borne jox nañ ñu nag ay numéro pour ñu fay mais ñun dañu ne duñu fay parce que mënuñoo dëkk fi ay fanweeri at ñeent fukki at ñu yëkkati ñu fi jox ko ñeneen ñun ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon bale ko ba muy am ay jaanaki jiit nekk àll ñëw jox ko keneen ba mu des ñun non loolu duñ ko def su ñëwee daggal ñu ku nekk ci mbedd nga jóg ku nekkul ci mbedd nga bàyyi ko fa boobaa ñun dinañ fay suñ ko mënul nag. donc ci leeral. waaw fii nii ñoom daggagu kenn daggu ko dañoo ñëw ba dañoo ñëw lotissé ba wër ñu. bàyyi ñu fi waaw te normalement ki nga xamante ne amul fu mu dëkk nekk fi fanweeri at ñeent fukki at nga ñëw foofu nga war a dëkk foofu nga war a njëkke lotissé ko nga jëm ci àll ba booy bàyyi bayal nga bàyyi ko fee mais c'est pas normal lii réservé la beneen réservé mu nga fële beneen mu nga fële muy ñeenti réservé kon fan la ñu mën a def fii réservé ci bay dëkk yi loolu mooy jógal ma dëkk wala jógal ma jaay loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba def nañ ci ay jéego nag mais ba léegi nii amaguñ ci dara lu leer foofu la amul may wax merci beaucoup. point de presse bi français wolof. Ok. On va commencer. Hein? Présentez-vous et l'objet de votre visite ici à Bambey. Okay, donc je suis Khadim Bakessal, vice-coordonnateur de l'ONG Urgence Panafricaniste Sénégal. Donc nous avons fait le déplacement aujourd'hui à Bambey, en visite aux populations de Bambey qui sont aujourd'hui en train de subir une violente injustice qui est liée au problème du vampirisme foncier, comme on aime bien le nommer. Le problème foncier, ce n'est pas nouveau. Ça n'a pas commencé à Bambey et ça ne compte pas s'arrêter là, si on compte rester les bras croisés. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps à Ndengler, nous avons vu ce qui s'est passé à Gadaï, nous avons vu ce qui s'est passé également à Toben. Mais aujourd'hui, la population de Bambey est en train de vivre une situation extrêmement difficile. Lorsqu'on est arrivé ce matin, franchement, nous étions très émus. Très émus parce que nous avons rencontré des populations qui sont dans le besoin, des populations qui ne sont pas riches financièrement, mais une population qui a su rester digne et intègre. Nous avons rencontré des femmes qui ont perdu leur mari, mais qui continuent à se battre pour faire vivre leurs enfants. Nous avons rencontré des chefs de famille qui vivent avec leurs femmes et de nombreux enfants, qui essaient de joindre les deux bouts tous les jours pour essayer de subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, les autorités devraient être dans une logique de venir en aide ces populations-là. Mais lorsque vous ne pouvez pas venir en aide ces populations, mais ne les noyez pas davantage. Aujourd'hui, les autorités sont en train vraiment
de comment dirais-je, de faire subir à la population une violente injustice. Chez les Baïdek, nous avons rencontré des populations qui vivent depuis maintenant plus de 15 ans. 15 ans pour certains, 20 ans pour d'autres. Ces populations se lèvent un bon matin, on leur demande de déménager. De déménager pourquoi? Parce que l'endroit où ils sont en train de vivre actuellement a été vendu à d'autres. A été vendu à qui? A été vendu à des individus peut-être qui ont plus d'argent financièrement, sont plus riches financièrement, peut-être parce que ce sont des autorités religieuses ou politiques. Et nous combattons cette injustice-là. Parce que nous ne pouvons pas accepter, encore une fois, qu'au XXIe siècle, qu'il y ait une justice à deux mesures au Sénégal, qui est vraiment deux types de Sénégalais, des Sénégalais qui sont moins considérés que d'autres. Donc c'est pourquoi nous sommes venus apporter tout notre soutien à la population de Bambey et leur dire que ce combat-là, c'est le leur, mais ce combat, c'est aussi le nôtre à Urgence panafricaniste. Parce que nous considérons que lorsque vous touchez à un seul Sénégalais, vous touchez à tous les membres de notre ONG. Donc nous sommes venus leur apporter tout notre soutien. Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des bandits, à des escrocs de première catégorie. Parce que ce qui s'est passé là, aujourd'hui, c'est du haut banditisme. Et ils savent bien ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Que ce soit les agents municipaux de la mairie, encore, ou voilà. Ils savent en tout cas que ce qu'ils ont fait, ce sont des actes injustifiables. Aujourd'hui, comment vous pouvez expliquer que seulement 33% de la population de Bambey puisse bénéficier de ses propres terres? C'est injustifiable. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui que des cimetières où nous sommes présentement ici aujourd'hui soient lotis et puissent faire aujourd'hui, puissent être une zone habitable? C'est inimaginable. Donc aujourd'hui, vraiment, nous appelons toute la population sénégalaise à s'accaparer de ce combat-là, à faire de ce combat-là leur sien. Parce qu'aujourd'hui, c'est Bambey. Hier, c'était Ndengeler. Avant-hier, c'était Gadaï. Il n'y a pas longtemps, c'était Toben. Mais demain, ça pourrait être n'importe qui d'entre nous. Donc nous devons tous être en mesure aujourd'hui de nous mobiliser face à ces bandits, ces escrocs et ces voleurs. À part ce soutien financier et moral, est-ce que vous comptez apporter d'autres soutiens? Bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes venus pour une première prise de contact. Nous sommes venus en visite pour rencontrer les populations, mais également visiter les lieux et visiter les zones qui sont donc impactées. Mais, je vous le dis clairement, notre prochaine visite, ce ne sera pas une visite de courtoisie. Nous allons sortir dans les rues, nous allons manifester, nous allons partir à la mairie, nous allons réclamer ce qui nous revient de droit. Parce que les terres de Bambey appartiennent aux habitants de Bambey et non à des gens qui n'habitent pas à Bambey. Voilà, donc aujourd'hui, je vous le dis clairement, nous allons revenir à Bambey et quand nous allons revenir, ça ne sera pas vraiment pour faire une petite visite, mais ce sera vraiment pour sortir dans les rues et réclamer ce qui nous revient de droit. ci wolof ngeen ñëw biir Bambey jàppale si ñi nga xam ne ñoom ñoo di collectif bi est-ce que mën ngeen a expliquer. waaw kon tey jii dañuy ñëwoon Bambey ñun waa Urgence panafricaniste pour visiter cette population Bambey yi nga xam ni dañuy nekk di dund ay jafe-jafe yu mag jafe-jafe yooyu nag mi ngi nekk si jafe-jafe wàllum suuf ak séddale bi jafe-jafe yooyu nag gis nañu beesul Sénégal ndax fan yii yëpp. ay problème suuf la ñuy dégg nañ ko Ndengeleer dégg nañ ko Tobène dégg nañ ko Gadaye fan yii yëpp daal loolu mooy problème bi mais bu ñu ñëwee daal vraiment tey bu ñu yegsee suñu xol dafa tooy dëgg ndaxte te ñu gis benn population boo xam ni dafa nekk dans le besoin te ñu gis tey jii ay maire yoo xam ni seen borom kër dafa génn àdduna ñuy takkale di dajale ngir mën a téye seen njaboot ñu gis ay pères de famille yoo xam ni ñi ngi takkale ñi ngi dajale dëkk waa Baye dëkk par exemple ñi ngi fay dëkk depuis plus de 15 ans maintenant am na ñoo xam dëkk nañ fa depuis plus de 20 ans di takkale di dajale ba tabax seen i kër ñu xëy benn bis ñu ne leen faw ñu jóge fi parce que kër yooyu noonu ñu dëkk dañ ko jaay ñeneen yamuñu foofu seen i tool population yi nga xam ni dañuy bay di dundee ci bay bi lañ yaakaar ñu nangu seen i kër tamit bëgg a nangu seen i tool mais nag vraiment bu fekkee ni nag gumba saraxoo ko nga bàyyi ko yalwaanam ndax ñoom actuellement ci situation yu difficile lañ nekk état bi bu fekkee ni mënu leen jàppale mairie bi bu fekkee ni mënu leen jàppale ndax looloo tax ñu fal leen tey dañ leen fay pour ñu jàppale ñu nekk ñu dimbali population yi mais pas pour ñu leen di noot di jël seen suuf di ko jox ñeneen te suuf yooyu ñu jël ñan lañ ko jox ay borom alal ay borom daraja
ay ñoo xam ni sax amaana dëkkuñu sax Bambey ci liste bi am na ñoo xam ni sax ay mineurs lañ fi gis ñooñu sax daanaka ay prête-noms leen en réalité te pourtant am na ay mag yu fi am na ay mag yu fi yàgg ñu juddoo Bambey màggee fi yaroo fi dem ba am njaboot mais mënuñu fexe ba am ci suuf bi injustice boobu nag ñun duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan ëllëg moo tax ñu tey ñu fas yéene leen gunge ci xeex bi ndax xeex bi du xeexu waa Bambey kese warul nekk tamit xeexu waa urgence panafricaniste kese xeexu sénégalais yëpp la war a doon parce que tey waa Bambey la waaye suba mën na dal ku nekk kon tey waruñu toog di naan sama yoon nekk fi moo tax ñuy woo population bi yëpp ñu mobiliser wu pour jàppale leen fàtte naa sax tudd kii ma wax naa ci kër yi wax naa ci tool yi waaye waxuma sax ci cimetière yi ndax cimetière bii ñi ngeen di gis fii nii ten ko borné woon bu ko def dëkkukaay waaye population bi ñoo jug xeex ba finalement mairie bi dindi borné yi mais nag affaire bi du yem foofu parce que xam ne ni lu ñuy def ñëpp ay bluff la pour calmer tension bi la mais combat bi daal ça ne fait que commencer ñun ça ne fait que commencer ñun daal suñ si dugalee suñu loxo narul sedd ndax ay bandi leen amal affaire ay sàcc ay escroc te ñii pour nga xeex ak ñoom dafa am noo war a doxi rek ñoom ñu fas yéene duggeewaat waa Bambey mooy ñëw ak benn rapport de force tey te ñu ñëwoon pour visiter mais incha allah suñ fi dellu siwaat nekkul pour visiter mais pour réclamer lu ñu moom ndax tey jii en tout cas daal ñoom lu mu leen jaral rek ba ñu bëgg a jël lu ñëpp bokk paacoo ko seen biir ñun en tout cas dinañu jaral lu ko raw ngir lu ñëpp bokk ku nekk mën ci jot sa wàll. waaw waaye dañoo bañ waa mairie bi dañoo bañ duñu Ibrahima waaw baax na waaw jeex na ñu leen di jaajëfal